Serigne Moussa Ka ñëw déplacé wu seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser ëttu xale yi Univers Jeune nag ngeen nekk ci émission bi nga xamante ne ni moom lañ taamu pour di leen jox li nga xamante ne ni moom la xale yi di yëngu di leen jox li nga xamante ne ni moom la xale yi nekk waaye tamit ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen tonton yi nga xamante ne ñoom ñooy seen tata yi tey dafa am ay nit ñoo xamante ne aussi tamit comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure la Univers Jeune la ñu organiser ñu jël ko olofal ko nañu ëttu xale yi di organiser ay actes yu positif ay actes yu extraordinaire démb gis ngeen li nga xamante ne moom la ñu jot a am ci paroisse Notre-Dame du Cap-Vert ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Activac mais tey dañoo am li nga xamante ne moom mooy ëttu xale yi mu commencé nag depuis mu nekk loo xamante ne dañ koy organiser ci commune bi jóge ci commune bi dem ci beneen commune organiser woon nañ ko nag école 7 école 7 mu def bosam mu nekkoon ci commune Pikine Nord ba école 7 pare gars yi déplacé wu ñëwaat fii nga xamante ne moom moo nekk Pikine Est Pikine Ouest autant pour moi ñu ñëw seeti li nga xamante ne ñoom ñoo nekk ëttu xale yi dama leen di bàyyi mbokk yi ñu dugg ñu fekki xale yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen moniteurs yi ak seen monitrices yi ñu xool fii ci école Serigne Moussa Ka lan moo nekk activités yi tey lan la ñuy am tey ci Univers Jeune lan la ñuy am en collaboration ak waa ëttu xale yi mbokk yi ma bàyyi leen ñu dugg ci biir xale yi ñu xool lan la ñu xale yi di proposé lan la ñu moniteurs yi ak monitrices yi di proposé. bu ngeen ci jógee yéen ñëpp ku ci nekk di nga am loo xam ne dina la marqué di nga xam ne fii am na loo xam ne jëlee nga ko fi boo yóbbu ko seen kër boo demee seen kër aussi nga mun ko partager ak say membre famille yi fa nekk comme ni mu ko waxee rek maa ngi leen di dalal jàmm di ñaan aussi yàlla mu may ñu fan yi nga xam ne dinañ ko def fii ak yéen yàlla may ñu ko ñu def ko si jàmm na ko tëj ubbee ko bisimilah rahmaani rahim tëjee ko alhamdulilahi rabil alamin fu mu nekk nii kàddu yooyu laa mënoon a sànni tey ba si kanam. maa leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ne fii mooy seen deuxième famille à part soo leen jógee seen kër su ngeen ñëwee fii léegi benn famille la ñuy doon di kaaf di foo ñuy séddoo ak yéen li nga xam ne loolu ngeen jot a xam ngeen xamal ñu lu ñu jot a xam aussi ñu xamal leen fii mooy ëttu xale yi di jaajëfal tata Penda bu baax ak tonton Balde ci kàddu yi rafet na bu baax yaakaar naa ne ñoom bu ñu waxee rek lépp lu ma mënti wax rek damay répété di leen wax ne soyez les bienvenus di wax ak yéen di leen wax di aussi tamit 15 jours yi dinañ ko passer dans la joie et dans le bonheur dans la fraternité surtout parce que fii nii au niveau du collectif am na yenn valeurs ya nga xamante ne dañ koy partagé ci biir 15 jours yooyu valeurs yooyu aussi dinañ leen ko jéem a inculquer ba ngeen mën ko séddoo ak seen waa famille séddoo ko ak waa gox bi ngeen dëkk séddoo ko aussi si école bi nga xamante ne bu école ubbee fa ngeen di jëm ngeen koy mettre en pratique dans la vie de tous les jours. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah tout d'abord maa ngi leen di nuyu di rafetlu initiative bii nii nga xam ne suñu mag ñu baax ñi am nañ ko pour defal ko ndaw ñi te boo xoolee li nga xam ne moom lañ nar a partager ak yéen mooy éducation ci ay valeurs vous êtes tous des jeunes ay xale yu ndaw ngeen et vous avez l'avenir devant vous te li ñuy naan yoon bi gudd na yoon bi lëndëm na yoon bi bëri na ay xaaxaam donc il va falloir que yéen en tant que xale am ay mag ñoo xam ne tey dañuy ñëw teete leen diriger leen guider leen won leen yoon bi ngeen xam ne moom ngeen war a jaar donc durant ces 15 jours yi nga xam ne ñun dañ koy partager ak yéen yaakaar naa ne dina nekk journée yoo xam ne di ngeen ñu accorder seen attention di ngeen ñu accorder seen patience et aussi comme que démarré nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim comme ni ko suñu tonton waxee ñu ngi ñaan yàlla jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan bépp xale bi nga xam ne teew na fi tey niñ koy démarré tey ba niñ koy jeexalee incha allah le 30 chaque jour yàlla na leen yàlla may wér-gu-yaram may leen kàttan bu ngeen déplacé woo seen kër yi ñëw ba fii teewe lii te kenn bañ a manqué et aussi bu ngeen fi ñëwee ngeen ànd ak respect ànd ak yar toog déglu bu baax conseil nga xam ne moom la leen seen mag yi di jox donc je vous remercie comme encore ni ko ñëpp di waxee asalaamaaleykum wa fii mooy suñu deuxième kër amaana tey tata xale yi ay animateur lañ de parce que animé nañ oto bi ba mu neex donc dinañ animé xam naa lu neex a neex te aussi tamit bëgg nañ yéen tamit ngeen jàngal ñu li ngeen xam saa su nekk ñun tamit ñu boole lu ñu am ak li ngeen am mu nekk benn donc tàccu leen seen bopp bu baax a baax tàccu tata Penda tonton Balde et tout cela ñu ngi leen di jaajëfal. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santan di naan leen ngeen dal jàmm xam nañ ne nag naaj bi tàng na fi ngeen jógee sori na yoon bi metti na ñu ngi leen di masaw yéen ñëpp te naan leen ngeen dal ak jàmm léegi fii daal mooy ëttu xale yi comme niñ leen ko waxee rek dañuy échanger suñuy valeur
li ngeen xam ngeen jàngal ñu ko li ñu xam ñun tamit ñu jàngal leen ko ñu joxante ay conseils surtout yéen jeunes yi xale yi ndaw yi gis ngeen léegi dëkk bi nu mu mel nu mu jaxasoo xale yi nu ñuy demee enfant de la rue et tout léegi yéen dañ leen di indi fii di leen conseiller di leen jàngal valeur yu nga xamante ne bu ëllëgee yéen kenn du leen mën a détourner ci mbedd bi école yi ak seen kër yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal di nuyuwaat ñëpp. seen ëtt la mais aussi sunu ëtt la ndax joxante xam-xam moo ñu fi indi amuñu dara ñun ñëpp li ñu am as tuut ñun ak yéen a koy bokk li ngeen am as tuut tamit ñu bokk ko ak yéen muy échange d'expérience ak échange xam-xam ak mbégte parce que fii lieu d'épanouissement la ak sécurité nan la ñuy def ba dalal leen nan la ñuy def ba camper leen valeur yi nga xam ne moom la ndaw war a doxee pour réew mi jëm ci kanam nan la ñuy def ba insérer ko ci yéen pour ëllëg ngeen nekk ay mag yu am ñam loolu laa leen di wax ni dal leen ak jàmm respect solidarité ak partage aussi moom mooy valeur yi nga xam ne ñun ñi mag ñi duñu ay mag sax seeni moroom lañ moom la ñuy partage suñu biir dañ def en sorte ba yéen ñi ngeen koy partage seen biir ba boo leen génnee ku leen gis naw loola loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom laa jotoon am présidente pour sànni ko ci di saluer assistance bi nga xam ne ñoo fi toog di nuyu sama présidente ñoom Caroline ñoom tonton Baldé président Moustapha yéen ñëpp merci beaucoup encore. ñu dalal koo nga xamante ne bii nag mooy suñu président di suñu tonton di suñu mag di suñu lépp Mouhamadou Moustapha Gueye tàccu leen loolu moo ko fi andi lépp lu ñu am moom la vraiment rafetlu jotaay bi bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax dalal vraiment club ABS vraiment ñu ngi leen di dalal jàmm ana waa ABS da leen tàcc seen bopp vraiment macha allah kontaan nañ ci seen déplacement pour ñëw fii di am mbégte bu baax di nuyu bu baax sunu frère sunu xarit muy Ali Sow Ndiaye le président de ABS ñu ngi koy nuyu bu baax di am mbégte bu baax le fait que mu indil ñu vraiment ëttu xale yi fii tey ëttu xale yi boo xoolee dox na quoi année yi passé ñu ngi ko doon def Pikine Nord tey yàlla def tey ëttu xale yi ñu indi ko fii si Pikine Ouest pour que yéen waa Pikine Nord li ngeen doon am waa Pikine Ouest aussi am ko tey am na ñoo xamante ne nii fii lañ jugee ñoo ngi fi mais ñoom mosu ñoo am chance su participer si ëttu xale yi c'est la première fois c'est pourquoi vraiment am nañ mbégte bu baax a baax si li nga xamante ne nii moom la ñu vraiment indi fii ëtt bi et di wax ni rek ni comme ni ñu ko waxee rek ëtt tonton Baldé la voilà moom lañ ko tuddee et en fait l'objectif ce n'est rien d'autre que vraiment que ñuy partager waaw ñu partager li nga xamante ne nii moom mooy vraiment suñu expérience mais aussi tamit suñuy parcours ak jikko yu rafet yi nga xamante ne nii mag ñi ñu ngi koy am di ko incarner jikko yooyu la ñu bëgg transmettre vraiment la jeune génération parce que peut-être ñun amuñu woon sens ou peut-être temps yi ñu tollee ni yéen di ñëw si yu mel nii pour mën a am yenn information yi mais yéen am ngeen sens bi kon donc il faudra en profiter pour que au moins ngeen am le maximum d'informations concernant les valeurs pour que ëllëg ngeen mën a nekk ay mag yoo xamante ne nii di ngeen mën a gérer réew mi man damaa gëm ni yéen si seen biir am na ay directeurs ak ay directrices yu si war a génn seen biir war na am ay ministres yu siy génn pourquoi pas le président de la république mu génn si ëttu xale yi yooyu yëpp c'est des possibilités kon ça veut dire que loolu lañ leen di jàngal ëtt bi nag comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ñun ñoo jël suñuy propres moyens vraiment initier ko taxawal ko pour xool nan la ñuy vraiment nañ leen di jàppale pour que ëllëg vraiment ngeen mën a contribuer seen développement wu gox en tout cas ñu ngi leen di dalal jàmm di am mbégte bu baax a baax ëttu xale yi vraiment ñëw fii et que c'est vrai dina am ay animation dina am aussi ay techniques manuelles mais aussi dinañ invité ay nit yoo xamante ne ni ay kilifa lañ ci gox bi pour que ñu ñëw di leen di certifier di waxtaan ak yéen par rapport ak li nga xamante ni moom mooy ñoom seen parcours vraiment kontaan nañ bu baax a baax si jël kàddu gi et di remercier de passage aussi vraiment la coordinatrice du projet muy Tata Penda ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax vraiment jàmbaar la depuis boobu ba léegi mu ngi ciy dox mu ngi ciy wax di ñaan yàlla rek yàlla may ñu réussir ak jàmm ak salaam ak projet bi et que fii wala 30 bu ñuy dem cérémonie de clôture bi ñu ñoo leen di fekk si cérémonie de clôture bi pour que au moins ñu def délégation bu mag fete ko may xale yi ay kit scolaire pour que vraiment ñu mën a commencer année scolaire bu baax kàddu yooyu daal laa amoon pour teg ko ci di leen remercier waat bu baax a baax. bon merci par beaucoup rapport ak ëttu xale yi ñun
suñu initiative mooy nan la ñu mën a def ba jàppale xale yi par rapport ak vacances yi nga xamante ni bii ci la ñu nekk vacances ku nekk xam na ni xale yi dañuy génn dañuy taxawaalu dañuy nekk ci kër yi xam nga di sonal seen parents yi léegi de ce fait ñu ne woon am nañ benn initiative comme que école presque mu ngi bëgg a tëj pourquoi pas ñu profitoo ci pour benn laps de temps bi gérer quelques xale. Bon suñu effectif 50 la gérer 50 xale yoo nga xamante ni bi dinañ partager ak ñoom fii les valeurs waxtaan ak ñoom ñaax leen soññu leen xam nga ba xale yi gën a mën a tegu ci yoon parce que ku nekk xam na ni léegi àdduna bi ni mu mel te xale moom mooy doon mag ëllëg te xale loo ko jàngalu ci bi mu nekkee ndaw bu màggee da ko loolu lay tari bu dee lu baax nga ko jàngal valeur yooyu moom lay yóbbu ba fu mu nekk mais bu fekkee lu bon ci la nekk bu màggee loolu rek lay yóbbu te bu boobaa suñu Sénégal dina ñaaw looloo tax daal ñu jug taxaw takku bëgg a jàppale xale yi te yàlla rek tax nag amuñu ci dërëm ne mais dañuy dem volontairement xam nga xale nag lépp loo ci def rek yàlla suñu borom moom moo la koy fay. en tout cas amis téléspectateurs dégg ngeen idée yu noble yi nga xamante ne moom la ñu coordonnatrice wax concernant li nga xam ne moom mooy ëtt xale yi mais li ma bëgg a xam moom mooy fan la idée de projet bi jógee. idée de projet bi mu ngi jóge ci suñu association bi Kogapo jóge ci suñu président Moustapha mais aussi en collaboration avec tonton Ali Sow Ndiaye association bi mu yor mooy ABS ñoom ñoo ñëw nii tey rejoindre ñu ci la ñu waxtaan toog xalaat ñu ne loolu pourquoi pas ñu mettre ko en place pour jàppale xale yi li nga xamante ni bi moom moo des ci laps de temps ci vacances yi waaw loolu la. Est-ce que ce que je dois comprendre actuellement moom mooy ay association ñoom ñoo nekk en collaboration exactement nii est-ce que mën nga maa développer tamit li nga xamante ne moom mooy association yi yu mu doon. Parfaitement association bi mooy Kogapo collectif de regroupement des associations de Pikine Ouest. mooy Kogapo siège bi fii la nekk école Sëñ Moussa Ka siège baa ngi ni ngeen di jàkkaar lool fii moom mooy siège wu Kogapo. beneen association bi lan la. beneen association bi mooy ABS association pour le bien-être et la solidarité. D'accord. waaw ñoom ci xale la ñuy yëngu moo tax ñu ne pourquoi pas ñi jàppoo pour affaire yi gën a mën a am doole daal. bien sûr bien sûr. En tout cas mbokki téléspectateur gis nañu ni lii moom mooy univers jeune dañuy doxantu ndànk ba fi nga xamante ne foofu la ñuy tàggate yaramu xale yi ba foofu nga xamante ne foofu la ñuy tàggatee comportement wu xale yi ba foofu nga xamante ne foofu la ñuy maîtriser xale bi di ko wan li nga xamante moom mooy actes yu positif yi tey nag ëttu xale yi la ñu wax. ndax moom la ñu ñëw présence bi ngeen gis nii moom la ñu ñëw seetaan si coordonnatrice bi la ñu àndaloon léegi dañ koy libérer le temps que ñu récupérer beneen nit boo xamante ne ci équipe bi la bokk mu ñëw aussi tamit ñu gën a yaatal waxtaan. voilà amis téléspectateurs u Light TV comme ni mu leen ko waxee woon léegi après ba ñu dajee ak ki nga xamante ne moom moo nekk coordonnatrice bu ëttu xale yi actuellement ni ñu ngi waat ak beneen monsieur dañ koy bàyyi mu présenté wu comme ça ñu gën a xuus si waxtaan bi sëñ bi na nga def. voilà merci beaucoup maa ngi fi rek alhamdulilah. baal ñu nga présenté aussi. waaw man maa ngi tudd Mouhamadou Moustapha Gueye. Je suis chargé de programme au niveau du Kogapo. Kogapo c'est le collectif des groupements associatifs de Pikine Ouest et en même temps aussi je suis le mentor des jeunes qui sont au niveau du collectif des jeunes du Kogapo. Monsieur le directeur déjà présent ni commencé woon naa waxtaan bu technique waxtaan bu xaw a sori ak ki nga xamante moom moo nekk coordonnatrice bi mais actuellement man li ma bëggoon ñu gën a waxtaanee moom moo nekk programme bi nga xamante ne ni moom la ñuy def fii nii ci ëttu xale yi généralement ci lan lay basé wu ak lan lay tëddee. voilà merci beaucoup en fait ñun d'abord dañuy remercier bu baax a baax notre frère et ami président vraiment Ali Sow qui nous a permis vraiment d'accueillir le projet ëttu xale yi. et que boo xoolee ëttu xale yi ABS moom moo ko initié mooy association pour la solidarité et le bien-être ñoom ñoo ko initié ñu doon ko def nag Pikine Nord ren ñu indi ko tey Pikine Ouest et loolu dañ ciy sant yàlla parce que dina permettre que xale yi ñu bañ a dem si naka sudul noonu dina permettre que xale yi du ñu dem géej wala du ñu dem syndicat wala du ñu dem dawali saret wala du ñu nekk si lu ñàkk fayda moo tax ñu accueillir leen fii pour que au moins xool nan la leen encadrer nan la ñuy discuter ak ñoom échanger ak ñoom renforcer seeni capacité de telle sorte que ëllëg dinañ mën a nekk ay mag yoo xamante ne nii ay mag yu vraiment mën a contribuer au développement la ñuy nekk et par rapport au programme nag du dara lu dul tey la commencé mais le 30 lay jeex et chaque jour dinañ fi accueillir xale yi à partir de 15h30 jusqu'à 18h et que si diggante bi nag dina am ay waxtaan yi ñuy def ak xale yi sur la promotion des valeurs parce que gis nañ ni jikko yi ñu ngi commencé di yàqu xale yu bëri léegi ñu ngi tux yàmba xale yu bëri ñu ngi naan xale yu bëri ñu ngi dem si ay affaire góor jigéen xale yu bëri ñu ngi dem si affaire yu ñàkk fere wala ñuy agressé loolu nag bëgguñu ñu dal tey xale yi loolu moom moo tax ñu initier vraiment ce programme là
et chaque 2 jours dinañ invité benn personne ressource soit le maire wala le ministre wala benn kilifa si gox bi wala benn acteur de développement woo ko mu ñëw waxtaan ak xale yi si li nga xamante ni moom mooy parcours am waxtaan ak xale yi si nga xamante ni moom mooy jikko yu mu incarné ba tey moom ñu jox ko cër loolu dina am aussi tamit ay atelier technique ay technique manuelle mooy jàngal xale yi nan la ñuy defaree ay tableau art nan la ñuy defee batik bu ñu bëggee def batik nan la ñu koy defee mais aussi tamit dina am vraiment ay sorties pédagogiques mooy que ni dina leen yóbbu ci institution yi lu mel ni assemblée nationale wala palais wala ñu yóbbu leen ci beneen bërëb boo xamante ne ni ñoom dina leen permettre ñu mën a découvrir lan moom mooy les institutions loolu daal mooy programme bi. d'accord en tout cas directeur ñun gis nañu déjà idée bu noble bi nga xamante ni moom la ñuy sentir par rapport ak waa ëttu xale bi moom la ñuy def parce que yaakaar naa ne li ngeen di def fa la civisme tàmbalee avant tout d'abord mais li ma bëggoon a xam moom mooy implication autorité de la ville yi ba fan la ci toll. waaw en fait ñoom ñëpp informé nañ leen si li nga xamante ni moom la ñu nekk di def mais ñun duñu xaar ñun ay acteurs de développement lañ ça fait presque plus de 10 ans ñu ngi yëngu ci lii te kenn fay ñu si dërëm au contraire suñu xaalis dañuy jël di ko si def parce que dañ ko bëgg parce que jaamu yàlla lañ ko jàppee tey ñun kuñ ci fekk si tamit bëgg nañ mais tey leen di fekk si non pas encore ñëwaguñu nag mais depuis 10 ans ba léegi gisagoo leen benn autorité non loolu acteur de développement la mais bu dee le projet là ñun ñoo ngi koy soog a commencé biir Pikine Ouest te gëm nañ ni kilifa yi ñoom dinañ ñëw fekk si ñu si li nga xamante ni moom la ñu nekk di def mais bu fekkee da nga bëgg def lu baax doo xaar da ngay départ ak ses propres moyens c'est sûr que ni peut-être après dina am ñoo xam ne ni ñoom ñooy ñëw pour vraiment appuyer le projet quoi. d'accord techniquement de manière ramassée xam nañ ni projet dafay am ay atu ak ay inconvénients yu bari yoo xamante ne dañ ko ci ramasser waale de manière ramassée peut-être yéen ñi nga xamante ne yéen yaa leen yore ëttu xale yi ngeen wax ñu un tout petit peu problème yi nga xamante ne moom ngeen di jànkonteel qui ne dit pas que ni dina am benn autorité boo xamante ne dina ko dégg mu toucher xol bi comme ça mu ñëw mu jéem ci apporter soutien am. waaw en fait boo xoolee c'est vrai dina am ay problèmes. mais problème yi moom nekkul ay problèmes yi majeur ñun moom boo xoolee avec les moyens du bord la ñuy yëngoo mais ñun bu ñu sañoon tey dinañ am ay goûter yoo xam ne dinañ ko jox xale yi par exemple bu ñu defee séance ba pare mais da doon rafet tey ñu jox xale yi fi nekk ay goûter jox leen ay jus wala ñu defal leen benn goûter bu neex boo xamante ni dina leen permettre que ñoom au moins dina leen gën a motiver pour que ñuy ñëw vraiment di assister à la rencontre quoi loolu laa xam ni ñoom bu fekkee kilifa yi loolu mën nañ ci jàpp aussi ça serait bien beneen bis topp mooy bu ñuy clôturer xale bu nekk fii bëgg nañ ko jox benn kit scolaire sac ak ay bagages yoo xamante ne ni moom buy dem di jàngi du am benn problème parents aussi du am benn problème loolu vraiment nekk na si li nga xamante ne nii suñuy mëbët la te bëgg nañ ko incha allah voilà. directeur balaa ma laa bàyyi mbokk yi aussi tamit balaa ñu leen di bàyyi yéen tamit ngeen dugg ci biir xale yi li ma bëggoon a laajte waat directeur moom mooy pour participer ci li nga xam ne moom mooy ëtt xale yi nan lay demee nan ngay def pour yegg ci si biir est-ce que dañuy xool ba xam musulman kese la wala chrétien kese la naka la ñuy def ba inscrit peut-être nga joxaale information yëpp muy tul aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan. waaw en fait merci beaucoup Gégé parce que loolu question bu am solo la fii moom c'est la non discrimination fii amul kii chrétien la kii moo dàq jàng kii pam dafa am xaalis wala kii pam amul xaalis amul loolu fii en fait approche participative la ñuy def ñëpp lañ ko ubbil képp koo xamante ne nii xale nga vraiment bëgg nga participer si ëtt bi boo ñëwee si espace communautaire bi rek boo ñëwee vraiment mën nga inscrire si tonton Balde su ko defee boo ñëwee après mën nga intégrer directement mais fii moom non discrimination moom moo fi am quoi waaw. d'accord ok merci beaucoup monsieur le directeur. c'est moi qui vous remercie. d'accord lan ngay daanelee. xanaa di leen gërëm di leen sant par rapport ak initiative bi ngeen am pour ñëw def la couverture di ñaan yàlla que vraiment seen télé bi nekk télé bu mag ba vraiment ñeneen mën si bénéficier wu mais le partenariat moom incha allah dina continuer mais kontaan nañ trop vraiment si ñëw bi ngeen fi ñëw. voilà kontaan nañ trop jaajëf. mbokk yi léegi nag dañuy daw gaaw ñu ngi ñuy xamal ni invité du jour bi ñëw na aussi tamit dañ koy bàyyi mu xaw a cof tuuti ak xale yi comme ça ñu ñëw jël ko ay ITV aussi tamit merci beaucoup léegi ñu xool. bëgg xale yi moo tax ma teew fii dama fay ñëw en tant que moniteur de collectivité. ma nekk koo xam ne dama ànd ak Moustapha Gueye ca ba muy metti di dox pour loo xam ne xale yi danañ gis seen bopp ci li nga xam ne moom la ñuy def Moustapha Gueye nekk koo xam ne ku bëgg xale la ku déterminé la ma bëgg ngeen ñaanal ko ci barke yonent bi Moustapha Gueye li mu bëgg Pikine àgg fa yal na ko yàlla àggale ci jàmm ak salaam. yàlla na ko yàlla doon mu doon ministre de la jeunesse yàlla na ko yàlla def mu doon député du peuple
mérité na ko xam na fi muy teg tànkam man dama ànd ak moom ca Kogapo bu njëkk ga depuis 2003 ñuy yendu ci bureau bi maa ngi moom di lekk gerte caaf du ñu añ di fexe ba Kogapo tey taxaw nii bon su ma ñëwee tey gis tax Kogapo taxawe nii dama cee am mbégte bu rëy rëy yàlla def tàggoowuñu ñoo ngi continuer toujours de travailler ensemble ndax maa ngi moom ñoo àndandoo def formation moniteur de collectivité éducative mu nekk loo xam ne lu ma neex la ñi nga xam ne mooy tata yi nga xam ne moo ànd ak yéen tata yi dañu nekk ay tata yoo xam ne tata yu bëgg xale lañu te xale boo ko bëggee yàlla bëgg na la ndax xale du fen xale mooy nekk koo xam ne bu xamee lu xamul dala koy laaj xale mooy koo xam ne xamul tricher bon ñoom yàlla dafa leen def ñu yor xol bu set bu ñu demee ba regroupe leen fii ci ëttu xale yi war naa nekk ëtt boo xam ne ëttu dëgg rek lay doon dëgg goo xam ne avenir la ñuy gis ci biir war na nekk loo xam ne yéen xale yi seen wàllu bopp gis seen bopp ci biir da ngeen war a épanouir da ngeen war a gis seen bopp da ngeen war a waxtaan seen biir nekk fi ay xarit kan mooy wax ëllëg si biir ndax kenn ci yéen ñii fi toog nii ne du ñu nekk député ëllëg ku wax ci yéen mun leen nekk président de la république kan moo wax ci yéen mënul nekk président assemblée nationale kan moo wax ci yéen mënuñu nekk ay ministre bon dama bëgg ngeen gëm seen bopp boo gisee nag Moustapha Gueye indi ma fii pour ma ñëw assister ci journée tey bi dama am mbégte bu rëy rëy ndax man rek du ma fi sénégalais à Pikine du moins man rek du ma fi pikinois mais daf ma choisir li ma choisir nag deful erreur man nag Ndiassé dinaa ko jéem a accompagner ak fu ñu war a accompagner rek dinaa ko accompagner di leen xamal ne xale yi bëgg naa leen je suis avec vous parce que li ñuy wax rek moo ci nekk lépp looy def pour xale yi te xale yi bokkuñu ci da nga koo def contre xale yi man nag loolu dama ko gëm ndax man damay liggéey ci loolu parce que maa ngi nekk ci benn ONG buy wax CONAF coalition nationale des ONG en faveur des enfants maa ngi nekk ci centre social bi encadré xale yi nga xam ne ñoo réer wala xale yi nga xam ne dañoo bëgg ñu jàppale leen pour ñuy jàngaat parce que la loi au Sénégal nee na xale bu amagul 16 ans kenn waru ko daax donc war nañu mën jàppale xale yi continuer waat jàng gëmaat seen bopp parce que am na ñoo xam ne primaire bi ils sont un peu nuls mais bu ñu demee ba secondaire bi rek yàlla day mel ni day ubbi seen bopp pour ñu gën a jóg bon donc la ñu bëgg a dox chance xale yi pour ñu mën a gis seen bopp ci école bi ndax jàng rek am solo jàng leen te fas leen jàng te xamee tonton Ndiassé mi yeeg yéen ak tonton Moustapha Gueye je suis toujours derrière Moustapha Gueye pour l'accompagner fu mu bëgg a àgg ak xale yi yàlla na ko fa yàlla yóbbu ci barkeem salaahu salaam ngeen baal ma ak wa salaam. Amis téléspectateurs u Light TV gis ngeen li nga xamante ni moom la tonton Ndiassé def léegi ak waxtaan ak xale yi waaye tamit li mu def ci xumbu tonton Ndiassé nag nekk na koo xamante ni dootuñu ko présenté fenn ci Pikine fenn ci Sénégal sa j'ose le dire parce que non seulement il est un père éducateur mais dafa nekk un modèle pour toutes les jeunes yoo xamante ni dañuy yeewoo biir Pikine dañuy yeewoo biir Dakar en tout cas Pikinois yi musuñoo jóg pour ne ko merci beaucoup mbokk yi balaa maa gën a xuus si waxtaan bi dama koy ne rek tonton Ndiassé salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. tonton Ndiassé ñu ñëw gis animation bi nga def ak xale yi waxtaan bi nga def ak xale yi ma bëggoon pour tàmbali waxtaan bi ba nga ñëwee gis xale yi ñu leen regroupé nii encadrement ni ñu am nii sa lan ngay ressentir. bettu ma parce que ki leen encadré muy Moustapha Gueye dafa nekk koo xam ne dafa bëgg xale ki nga xam ne moo leen di encadré mooy xale yu jigéen yi nga xam ne ñoo ñuy wax leen tata yi ñoom dañu nekk loo xam ne dañu leen tàggat ci affaire monitoriale moniteur nag pour être un moniteur bu njëkk da ngay am BPC boo amee BPC gars yi doog la jël xam nga doog la formé nga am formation boo paree nga doog a def examen bi boo deful examen bi boo ko amul doo nekk moniteur bon ñoom dañ leen tàggat ci affaire boobu bon man dama ci am mbégte mais awma ci mbetteel parce que xam naa ne moo di su bëggee mobiliser tout Pikine waxuma la Pikine Ouest bu ko defee mën na ko def en une seule journée bon donc loolu mérite la ci moom waaw loolu dafa di loo xam ne bokk na ci li nga xam ne moo nekk deret affaire xale nag dafa nekk loo xam ne ci deret lay nekk il faut nga gëm ko mu nekk sa deret pour nga mën a vraiment mobiliser xale yi toll nii. ba nga ñëwee gis mobilisation xale yi lan nga yëg. dama am benn mbégte bu rëy parce que man xale rek laay dund
fu xale yi nekk lu ne rek maa nga fa man donc moom Moustapha Gueye bu ma gisee mu ñëw taxaw ak xale yi fii dama ci am mbégte bu rëy keroog la ñu nekk en réunion fële mu woowoon ma ne ma sunu première journée bi dama bëgg nga xam ne yow la ñu ko parrainé donc yow yaay nekk le parrain du jour ma ne ko du benn problème j'y serai ak lu ma mënti def dama bàyyi ay xale centre social ñëw fii uniquement parce que dama gëm Moustapha te xam naa ne kii ku ko jox Sénégal mu avancé ak moom ak fu mu mën doon nag parce que gëm na ko miin na ko te xam na fi mu ti tànkam te yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu. d'accord tonton Diassé moo bëggoon aussi tamit nga dugg un tout petit peu ci li nga xamante ne moom moo nekk idée de création projet bi bi nga xamante ne ni moom la ñoom tonton Moustapha am peut-être nga wax ma ci sa xalaat un tout petit peu. non yi c'est-à-dire projet bi c'est un projet boo xam ne dañu koy yàgg a mûrir avec Ali Sow Ndiaye dafa nekkoon affaire boo xam ne vraiment dafa commencé depuis longtemps parce que dès les premiers jours ça fait 2 ans ou 3 ans man maa fa njëkk a nekk à l'école 7 di animer ak booy yi ànd ak booy yi di animer peut-être sama jot moo ma ko mayeetul may mën a dem di participer ci activité yi mais dafa di projet boo xam ne suñu bopp rek lañ gis parce que xale yi il faut ñu tàggat leen xale yi il faut ñu xamal leen la nga xam ne moom la maam yi daan dund ak li nga xam ne moom la ñuy toog actuellement pour ñu mën a nekk ay nit ñoo xam ne ñooy doon avenir u Sénégal demain parce que xale yi tey ñoom ñooy nekk député yi suba ñoom ñooy nekk ministre yi ñoom ñooy nekk président de la République ñooy nekk lépp loo xam ne mooy doxal Sénégal xale yi tey ñoo koy doon bon ñii tey dafa jar ñu tàggat leen wax leen ne nii ngeen war a doxee nii ngeen war a taxawee nii ngeen war a waxee pour ëllëg si biir mu nekk ñoo xam ne ndamu Sénégal lay doon quoi. d'accord tonton Diassé balaa ma laa bàyyi nga dem nga nekk biir Pikine maîtriser bu baax a baax mécanisme yi nga xamante ne ni acteur de développement yi dañ koy daj. ñu gis ni autorité pikinois yi dañuy faral di croiser les bras ba mu yàgg trop balaa ñuy wàllu ñi nga xamante ne dañuy def acte yu social yu noble yi nii ma bëggoon peut-être en tant que kilifa ci Pikine bi fii nii nga lancer si message sensibiliser autorité yi. man message bi may lancer mooy il faut que ñu gëm ne ñun Pikine pikinois yi ñoo ko mën a defar du un Dakarois ni un Parcellois moo ko mën a defar bon bu ñu jógee war a defar suñu Pikine képp ko sentir ne yow Pikine nga dëkk war nga mën a ñëw taxaw ci ñu defar ko ndax mu baax mais da ngay woo Pikinois yi ñëw leen ñu àndandoo liggéey lii ku nekk di jéem a xëccoo ay postes de responsabilité c'est pas les postes de responsabilité qui nous intéressent c'est de s'unir ñu ñëw liggéey Pikine parce que doomu Pikine mooy liggéey Pikine mais bëgg a taxaw fii ku nekk taxaw fee ba nga defar ko ba mu baax nga doog a ñëw di xëccoog yow ci ay te bañ lay woo ñëwoo xoolal il est temps pour ñu jóg ñu taxaw defar suñu Pikine bi bu ñu kenn nax doomu Pikine ñooy defar Pikine doomu Dakar ñooy defar doomu Dakar waaw. autorité yi nag loo leen di wax mais autorité ma li may wax mais ñoom ñun ñoo leen fal mais nañu dem ci ñoom wax leen nañ dem ci ñoom waxal leen ne leen lii ngeen def du yoon mais looloo tax ñu fal ñu gaa leen wax mais duñ la may pour nga wax boo bëggee wax gars yi di la baare pourquoi mais nañu bokkandoo àndandoo doon benn dem ci ñoom wax ak ñoom mais koo ci woo kaal jëm ñu naan non man la politique m'intéresse pas mais boo politique gars yi politique sa kaw te du yoon nañu dem wax ak ñoom li ñu war a def ñu def ko buñ ko deful ñun ñu jël suñu propre responsabilité defal suñu Pikine bopp waaw. mbokk yi en tout cas li ma leen di wax moom mooy temps bi xawoon xoj tuuti tonton Diassé mais quand même ñëw na pour apporter ñu xalaatam balaa muy delluwaat ci xale tonton Diassé xanaa ñu bàyyi la nga daaneel. waaw li may daanale mooy je vous encourage parce que seen organe bi dafa doon organe boo xam ne fu ma dem fu ne maa ngi koy gis fépp foo xam ne rassemblement la à Pikine maa ngi koy gis ngeen di def liggéey bu rafet nag. ngeen di def liggéey bu rafet parce que c'est un organe la boo xam ne c'est sur le plan international sax mais gars mu la commande quoi donc yéen a ngi def liggéey bu extraordinaire li ma leen di ñaanal mooy fi ngeen bëgg yàlla na leen fa yàlla yóbbu yàlla na dem ba nga xam ne c'est une télévision internationale boo xam ne sénégalais bi dañuy gis seen bopp ci biir di leen remercier nag di leen wax ne fii ngeen ko teg foofu rek la je vous remercie. merci beaucoup ak tonton Diassé moom la ñu doon àndal ci waxtaan bi mbokk yi dañ leen di bàyyi ngeen delluwaat ci xale yi comme ça ngeen xoolaat animation bi muy demee. ku jóg jànni ma ndax samay sagar ndeysaan sëriñ dëkkee door jaamu versement su ma tawatee man ku may walloo ndeysaan rëccu dafay wees ngal la déglu ma ndeysaan jàng alxuraan xam samay wareef moo ma gënal fuuf dëkke mbedd me
ndeysaan génne ma ci gaaw génne ma ci gaaw génne ma ci gaaw man de sonn naa yéena ni woon nañu ànd bennoo ànd rek kay dëgg ànd rek kay dëgg dugg na jirim kambaay yow mi lay jooy dama ñàkk yaay teg si rafle baay muñal jirib bul jooy soo jooyee man sama xol waa ñu dégloonte boog ah du noonu nañ dégloonte déglu leen ko ñëwal nii ci digg bi ñëwal nii noppi jirim kambaay yow mi lay jooy dama ñàkk yaay teg si rafle baay muñal jirib bul jooy soo jooyee man sama xol day fe dama toog man ba diggu jàllal sama xel dem si sama yaay boy sama rongañ di këpp de ma tunne yam sama foto papa sama rongañ di këpp de man kay ñaanal yal na ko xaare ajana de si bisu tay ji yonent Yàlla julli leen ci moom soppe Yàlla sant leen ko bu baax salaatullah salaamullah alayka jo ajmala judoona Makka ci xamu fili xeetam Uraysi nani Abdallah xamul kuy baayam yàggul ak yaayam maamam moo ko yar lii daal yërëmtu na ba mu nekkee àddunaw la Yàlla yónni Jibril ardanam la xaste li simin looloo tax moome du jëf lu dul jam xalifu Yàlla ku ko rey ngo am dab caxaanu fiira la wuyu boromam ngir mu jokko julli ngir mu xetali mooy le dernier des prophètes moom la yàlla yónni ci mboolem doomu aadama yi di leen woo ci benn mbir di leen woo ci li nga xam ne mooy islaam mooy jàmm kon tey ji man tooyal nga sama xol moo tax bi ngay woy maa ngi ànd ak yow ci suuf ndax kontaan mais nag aussi tamit ki njëkk a jàll sànq doon woy ci affaire jirim moo ngi jooy ngeen koy reetaan est-ce que xam ngeen lan mooy jirim kan moo ma mën a wax lan mooy jirim ci yéen lan mooy jirim ba benn instant ñu wuy ji seen borom bàyyi la fi yow kese metti na ndax adduna bi pour nga gis koo xam ne dalay taxaw dëgg yi taxaw comme ni la sa papa ak sa yaay di taxawoo yombul te ndey nekk na ci doom loo xam ne lu fort la man dama koy xoolee ci man mii weer bii ñu passé laa ñàkk sama yaay le 4 août 2017 le 4 août 2017 sama adduna yëpp jaxasoo mais damaa mujjee delloo lépp ci yàlla te xam ne moom mooy borom bi nga xam ne moom mooy maye mooy xañe saa yu soxlaa ku soxla da ngay ñàkk kon donc képp ku nekk ci ñun fii nga xam ne ñàkk nga sa waajur bu góor wala sa waajur bu jigéen foo toll dee ko ñaanal foo toll del sax ci def lu baax del digle lu baax comme bu ko defee yàlla gën koo yërëm ci biir suuf bi mu nekk moo tax sànq bi mu koy woy mu sentir émotion jooy ndax képp kuy woy waajuram bu dem da ngay jooy te même boo koy woy sax yow fekk yow sa papa mu ngi dund sa yaay mu ngi dund da nga war a jooy pour wane ne loolu lu metti la kon donc maa ngi leen di encourager bu baax a baax di kontaan ci yéen macha allah yéen a ngi commencé wane ne am na fi ay xale yu fi nekk yoo xam ne xale yu am valeur lañ xale yu am culture lañ xale yoo xam ne ñu ngi répété li nga xam ne jàngal nañ leen ko kon donc ñun loolu lañ bëgg ak yéen tey jii nii à ce que bu ngeen fi jugee durant ces 15 jours ngeen am benn savoir boo xam ne mun ngeen ko partager ak ñeneen comme ni ko tey waa
Ali Sow ñëw defee fii tey kontaan nañ ci yéen trop te xam naa ñu bees ñu fi nekk aussi tamit balaa moo jeex dinañ mën li ngeen mën aussi tamit tàccu leen bu baax a baax di leen encourager encore. baax na ok ami téléspectateur Light TV balaa ñuy daaneel nag li nga xamante ne moom moo nekkoon visite bi fii nii ci li nga xamante ne moom mooy ëttu xale yi ci école 4 Serigne Moussa Ka dañ leen di présenté waat beneen daanaan bii pa nag nit ku spécial la par rapport ak li nga xamante ne moom moo nekk ëttu xale yi parce que mën nañu wax sax moom moo nekk initiateur li nga xamante ne moom moo nekk ci waxtaan bi comme ni ñu koy defee d'habitude dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu ne ko sëñ bi salaamaaleykum baal ñu nga présenté s'il vous plaît. Merci beaucoup waaleykum salaam maa ngi tudd Aliou Sow Ndiaye nekk président ABS association pour le bien-être et la solidarité nekk aussi membre collectif des jeunes de la COGAPO bi nga xamante ni tey fii lañ ñëw fekk si donc dëkk nekk doomu Pikine waaw nekk doomu Pikine maa ngi dëkk Kajoor mais nag wax dëgg yàlla Pekes mooy sama cosaan mais maa ngi Pikine dama ko takk man noonu laa mën a waxee parce que Pikine c'est une fierté Pikine c'est notre ville waaw donc parce que bi ma ñëwee fi la am soxna fi la sama papa nekk fi la samay doom nekk fi la samay niti bopp nekk waaw donc Pikine ñun ñoo ko moom waaw waaw monsieur Thiaw ñu ngi sa entrée bu extraordinaire sa entrée bu fabuleux bi nga def léegi nii ak xale yi samay xarit lañu xale yi moi je suis enfant d'abord donc suñu créé ëttu xale yi c'est une sensation lu ñu yëg la nekkul loo xam ne rek dañ ko def nii mais dañ ko yëg parce que xale lañu ñun nit ci xale ngay tàmbalee ci xale ngay mujjee parce que boo juddoo nekk xale bala ngaa dee ba naax xale ngay nekk moo tax ñu ne né enfant finir enfant moo tax nit ki ci xale ngay tàmbalee waaye ci xale ngay mujjee moo tax kon nañ nekk xale à tout moment parce que l'enfant est l'espoir l'enfant incarne l'espoir xale mooy yaakaar te mënoo am yaakaar mukk ci lu dul xale kon bu fekkente ni ak mag xool nga ni mag ñu bari ñi ngi dëng xool nga ni mag ñu bari ñi ngi juum waaye li ñu dese ci espoir nañ ko jox xale yi kon loolu moom moo tax ñun ñu futteeku ànd ak suñu xarit ànd ak ku mel ni Moustapha nga xam ne moom lépp lu ma nekk mu ngi ci lu may defandoo ñoo koy def benn mbir rek laa am sama àdduna mooy tout tànk yi waaw ñooy sama àdduna d'accord monsieur Sow jot nañoo def waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy le directeur Moustapha jot nañoo def waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo nekk tonton Diassé ak suñu coordinatrice quand même def nañ ko waaye nag mbokk yi comme ni ma leen ko waxee léegi kii moom moo nekk monsieur Sow moom moo nekk ki nga xamante ne mooy ki initier projet bi peut-être aspect technique bi ma bëggoon nga dellu si tuuti mooy da ngaa yegg si rek nga ne ma ni ci xale yi laa nekkoon. ma bàyyi la nga gas tuuti. waaw merci beaucoup parce que li tax man la ci xale yi laal nekkoon parce que ëttu xale yi déjà bi mooy suñu 4e édition mais ren dañ ko yaatal li tax aussi fii mënoon nañ fi bañ teg suñu tànk tey parce que man maay Moustapha mooy man li tax ma ñëw boobu ba léegi maa ngi woon dama demoon ville ñu nekkoon ci ay réglages parce que ñu ngi préparer 200 kits scolaires pour les enfants donc man maa ngi ci moom mi ngi ci wàlla woo ma nekkoon di bay nag moom laa fa nekkaloon xale yi lañ fa nekkaloon kon su fi nekkee rek maa ngi fi moo tax tey bu ñu ñëwee fekk si ko fii nga xamante ne mooy école Moussa Ka defuñu lu dul delloo buum ca mboy ga defuñu lu dul delloo mbàtt ca ndaa la moom moo tax tey ren ñu am thème bu am solo ci ëttu xale yi moom mooy Moustapha la promotion des valeurs et c'est important parce que xale yi mooy mujj doon mag te gune yii ma gis buñ leen jubbantiwul jaarale leen yoon dinañ fexe ba mag ñi nga xamante ne ñu ngi fi te ñu leen di xool ñuy saaga te kenn bëggu la ñu jur ñu leen di xool ñu nekk ci yoon wu dëng te kenn bëggu la ñu jur ñu leen di xool ñu nekk naka sudul noonu te ba kenn bëgg leen a jur bëgguñu suñu doom yi mel noonu moom moo tax ëttu xale yi daal ci biir ëtt ci lañ daan yare xale ci biir ëtt ci lañ daan téye xale ba li nga bëgg ci xale bi nga def ko balaa xale bay dem ca penc ma di nga ko téye ci ëtt bi wax ak moom ba bu jógee ci penc ma lañ fay joxe comme directif bu xale bi ñëwee mën ko appliquer ci biir kër gi gone gu ñu defarul ci ëtt bi nag bu génn ci mbedd mi rek mel ne neen kon ëtt bi mooy gone gi ëtt bi mooy léppi xale kon lépp xale ci ëtt bi lay tàmbale moo tax ëtt bi daal suñu yëf la ëtt bi mooy suñu ëtt bi mooy xale bi waaw ok merci beaucoup monsieur Sow ma bàyyi la nga daaneel waxtaan bi du ma ko daaneel lu dul Serigne Moussa Ka commencé na tey ñeneen a ngi ciy topp mais lii nga xamante ne def nañ ko daal c'est un projet te dinañ ci dikk parce que projet bi dinañ ko projeté ñëpp gis ko c'est un projet bu nga xamante ni Moustapha mi ngi koy piloté man maa ngi ci biir
nee naa la maay Moustapha mooy man mais mënuma terminer tey gërëmuma bu baax Aline Diop ak seen site bi nga xamante ni moom ngeen yore moom mooy Light TV parce que maa ngi leen gis ngeen di produire ci lu bëri biir Pikine te lii ngeen def man day Pikine jooyu ma télévision tey parce que pour man nag Light TV mooy télé Pikine Light TV c'est la télévision de la banlieue donc je vous encourage je vous remercie et je vous dis que vous êtes la première promoteur et la première partenaire de Ëttu Xale yi parce que lii ngeen def nit mënoon na ko def ñëw fayi ku ñu xaalis def leen ko nit mënoon ko def ñu fayi ku ñu ay millions def leen ko kon nous vous demandons d'accompagner le projet Ëttu Xale yi bañ koy dégg feneen loolu lan laa amoon ci la ma doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup à monsieur Sow et merci beaucoup également aussi tamit yéen ñi nga xamante ne yéen yàlla ni téléspectateur u Ëttu Xale yi yéen yàlla ni téléspectateur u li nga xamante ne moom moo nekk univers jeune la su fekkente ne dañ koy olofal dañuy waxal rek Ëttu Xale yi ah gis ngeen li nga xamante ne moom la suñu ñaari tonton yi def comme démonstration léegi sim waaw foofu laa yokk cere dolli ñeex en tout cas may remercier ki nga xamante ne moom mooy suñu directeur de production Alioune Diop par rapport ak disponibilité am par rapport ak xarañam ci liggéey bi nga xamante ne moom lay abattre chaque jour comme ni ma leen ko waxee nee naa leen moom moo nekk premier pionnier wu label GG production moom moo nekk PDG moom moo nekk directeur de production moom mooy bakken li nga xamante ne moom moo nekk Light TV en tout cas ak seen serviteur ngeen àndaloon DJ GG communément appelé Germain Mendy aussi tamit ñu leen di xamal rek ne ñun moom ñu sommes des serviteurs moo tax mbokki saay bu baaxee yéen la bu bonee ñun la ñaanuñu yàlla nag def benn yoon loo xamante ne fekk nga xam ne ay serviteurs dong lañu merci beaucoup Ëttu Xale univers jeune ba ëllëg ak beneen